li ñu boole ak moom daal mooy que dafa problème mu xaalis daal boo xam ne dañ ko doon laaj ACP te ACP ñu ko waxoon ci bureau directeur ne ñu am na xaalis boo xam ne daf koo denc ñu war a ñëw ci ay heures supplémentaires yu muy joxe ñu gis ACP wax la fa jot a nekk ba wax somme bi fa des fàtte loola ma woo ko man ak Ndeye Koura Sow mi sax laaj ko ne ko am nga loo waxoon de ne da nga koo fàtte ba ma ko waxee daal la ñu fel sama gémmiñ keroog la jàmm jeex ne ma non duma ko wax nangam ACP jotul tontu directeur nangu coow li ne ma dama lay retirer la parole maay présider ma ne ko doo ma retirer parce que dañ maa yónni ma nekk élu di laajte loo xam ne leerul ci sama bopp pour ma leerlu ko mën koo partager ak nit ñi mu ne ma du fi amee retirer ma la parole parce que kon dinaa woote assemblée générale ma woote ba may woote diggante bi ministère wooñu ñu dem rencontrer ko waxtaan ak moom ñëw di ko rendre ci compte personnel bi mu yónnee ay notes bi mu koy yónnee ñu yónnee ko lettre bu leer nañ xamal ko ne ko ñun de xanaa ñun kenn duñu jàngal geste barrière ñun ñi nga xam ne mbas mi bi mu fi duggee surtout ànd gësëm moo njëkk a commencé di waxu mbas mi booba présidence de la république saxaguñ ci ñu di ci wax ñun ñooy premier partenaire président ci geste barrière ñun ñoo ko soxal fépp kon ñun kay xanaa ñun yooyu kenn duñu ko jàngal ñu wax ko ñu toog mu romb nañu ñu taxaw réunion ba kenn toogul sax dangaa taxaw ñu di ko waxtaanee matul 30 minutes ma ñëw fekk mu tegal ma fa note ne ma remettre na ma à la disposition de la ville mu def ma ay ree ndax li tax mu def ma ay ree mooy moom nee na ñun lettre circulaire la ñu jalgati bu arrêté ministériel waaye moom président de la république la jalgati kàddoom ndax président de la république moo érigé hôpitaux yi en EPS de niveau 3 mu am à la tête le conseil d'administration bi nga xam ne moom mooy jël décision yi moom mooy saytu tracé li nga xam ne fa la ñu war a jaar moom directeur bi bu toogee ca conseil ba ñun la ñuy wax lay bind moom dañ koy sax ak di ko sant muy def léegi moom mu jéggi loolu yëpp daal di ñëw toogal boppam mel ni moo jiite conseil d'administration bi ni moom daf may génnee te man ma bokk ci membre yi nga xam ne ñoom ñoo yor décision bi te jàpp naa ne membre yooyu yëpp ñoo ci war a gën a ëpp doole ndax hôpital Abass Ndao su amul woon travailleur conseil d'administration du fa am te ma jiite travailleurs yi ñëw toogal leen fa xaalis booba daal man jàpp naa ne yi muy wax yii yëpp waxul li ci nekk loolu mooy coow li dama koo laajte xaw ma nu mu demee mu songu ma ba ma songee nag di wax ko arrêté ministériel fàtte na ni moom dafa jalgati waxu président de la République fàtte na ni moom dafa jalgati këyit ak texte yi nga xam ne nii ñun mooy suñu wéeruwaay mooy suñu kiiraay ci administration sénégalaise te code du travail bokk ci mu jalgati convention internationale yi nga xam ne nii moo ëpp doole sax sartu nday réew mi nga xam mooy constitution bi mu jalgati ko parce que loolu Sénégal da koo ratifié maanaam da koo xaatim mu jalgati loolu yëpp taxaw jàkkaarloog nit ñi di def lu ko neex ba pare nag ne autorités yi ñoo ko jàppale comme autorités yi ñoo ko jàppale loolu moo waral tey suñu toogaay di wax autorités yi ne leen dëgg su jibul leneen dana jib te présentement ci lii ñu nekk nii muy dig bii di mbas mi am na leneen lu ñu waroon tal lu dul di yëngal ak di yëngu. waaw suñu mbokk yi tey dañ fi daje woon ñun waa ànd gësëm section hôpital Abass Ndao di leen xamal ne rek li waral daje bi mooy am na ñetti semaines yoo xamante ne hôpital bi dafa yëngatu ñu am nag yoo xamante ne dañ ko nemmeeki woon ci biir kër gi muy ay surfacturation ay marché clientèle yoo xamante ne ay nu muy personnel bi dafa leen yamalewul ci jël gi waaw ñu dem ba lu mel ni service laboratoire amatul ay consommables rupture bi c'était presque total bu ñoo liggéey dañuy rooti ndox dans un hôpital de niveau 3 dysfonctionnement service yu bëri ñi ngi góorgóorlu mais dox bi war doxuñu ko malade yaa ngi continuer di ñëw marché yi nga xamante ne marché bi nga xamante ne 2020 ba fii ñu toll au mois de septembre exécuté guñu ko ñu dem ba gis ne it hôpital Abass Ndao di EPS niveau 3 ñu seetlu fa benn chantier boo xam ne dafay liggéey ay xeeru pavage bu guddee ñu di ko yeb ci ay camion di ko génn di ko jaayi loolu yëpp ñun ñu bëgg mu leeralal ñu ko am na ay contrat yoo xamante ne jaarul yoon ay contrat yaa ma neex la ñu di leen fay xaalis boo xam ne sax dafa jéggi dayoo par rapport ak ka fa nekk te am diplôme am mu mérito ko bu loolu weesoo ñun li ñuy mujjee mooy daf ñu ameel ay bor yoo xam ne ameel nañu 6 ans heures supplémentaires te xam ngeen ne yéen heures supplémentaires élément de salaire la mais bañ suñu kër nërmeelu ginnaaw foofu bay dundee la loolu rek a taxoon ñu doon taaxir du waxtaan bu weesoo heures supplémentaires yi ameel na prime de chef
chef de service yi ameen na leen 11 mois d'arriéré salaire u 59 agents yi ameen na leen ay prime de transport prestataire ya fa nekk dañ leen tuddee prestataire daf leen di exploiter fi mu ne nii da leen di xoqatal ne ku génn ci kër gi sax mu dàq la bu loolu weesoo moom dafay recruter ay prestataire nu ko neexee maanaam ay mbokkam sur place ñun ñëpp xam nañ leen looloo tax ñu ne nag ànd gësëm bu ñu nemmeekoo yooyu yëpp ci ñun li ñu woote woon pour décrier yii yëpp moo yii yëpp ñu xam ne moo nekk ci biir hôpital ba ñu am fa benn représentant boo xamante ne dañ ko élire par vote légalement mu war a toogal personnel ci conseil d'administration boo leen xoolee organigramme bi moom moo nekk en tête du directeur ndax ci conseil ba directeur ba secrétaire la fa ba mu fay dugg dafa nekkoon agent ville de Dakar tout court mais yàlla mooy doxal ay mbiram léegi représentant du personnel muy administrateur donc muy directeur bi di maire de Dakar amuñu benn prérogative ne dañ koy jël rek yóbbu ko bu doon dafa voté sax di nga commencé ndax demande d'explication ainsi de suite ba egsi fa mais loolu yëpp amu ci donc ñu ne loolu abus d'autorité la. fi mu ne nii ñun luñ ko wax loo xamante ne yoonu la wala ñu demandé pour toog ak moom rek daf koy bañ pire décret présidentiel bi nga xamante ne moom moo yóbbu hôpital Abass Ndao ci niveau 3 def ko établissement public de santé moom charte ya ca topp yëpp daf ko teggi moo waral moom mu tëb rek ne dafay génne représentant du personnel ci hôpital mais bu yëree kayit yi dina xam ne benn yoon mayu ko ko looloo tax ànd gësëm gis ne yooyu yëpp nga xamante ne dafay suuxal kër gi moo tax ñoom nag ñu jóg wax pour autorité yi ñoom ñu mën a àndandoo faj ko ca ba mu teelee loolu moo tax ñun ñu dajaloo fii bu loolu weesoo ànd gësëm di leen xamal ne du ñu ay va-t-en-guerre da den ne bu ñu gisee kër guy diig seen devoir mooy ñoom ñu wax ko fañ ko war a waxee dem nañ ca yow niveau ministère dem nañ ca ville de Dakar bëgg nañu gisanteeg suñu directeur bi mais nanguwul a wax ak ñun moo tax ñu dellu ay fan ñaxtu yoo xamante ne altine mooy negi ni démb def nañu sitting mooy toogaanu ñaxtu bu ñuy génnee ñeneen ñi toog di toppatoo malaat yi tey talaata ñu ngi nii ak yéen di def point de presse ak taskatu xabaar yi wax leen li xew ci kër ga subaak jàmm bu ci yàlla àndee amaat nañu toogaanu ñaxtu bu ñuy génnee ñeneen ñi toppatoo malaat yi alxames nag moom mooy fukki fan ak juróom-ñaar kooku dañuy banque loxo yi banque loxo yi nag du ne dañuy dàq benn malade dañuy jël urgence yi ku feebar danañ la toppatoo ni mu waree àjjuma di fukki fan ak juróom-ñett boobu si la ñuy toog ñun ñëpp dajaloo ànd gësëm nag évaluer li ñu def yëpp natt ko ba xam lan moo ci jag lan moo ci jagul ànd gësëm nag ñoom ñi ngi wax nguur gi nañu jël seen responsabilité ci problème bii ndax ñoom lépp lu leen waroon def nañ ko léegi nag nguur gi nag yëf ji des na nit ñuy waxee la balle est dans leur camp.